ba am li nga xam ne moo di souveraineté alimentaire am ak souveraineté boo xam ne ni lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo ci monde bi te ñun ñu am ko ñu jéem cee taxaw tamit su ko defee du ñu tàllal loxo kenn. justement souveraineté boobule mention boobu ba tey itam ñu ngi ciy wax waaye daanaka ci théorie lay am tey gis nañu ni di dem jéggaani waaye wala dépendre ci lu bari ci yeneen réew lu ñuy dund ci lu metti lu bari loolu moom ko tiit. Samba Tall Sarr wax na ko ci link bi am diggante hydrocarbure ndax moom expert la ci wàllu boobu ak Sénégal potentialité yi mu am sukkandiku ci ngir développer ci wàllu agriculture. defe naa ni boo dégloo extrême bi dënk na lépp pratiquement wax na ko. am nañu ay ndaw yu toll ci seen doole pour mën a liggéey. suuf su mat am nañu suuf su ko mate tey ma jox la benn exemple ndaw yi nekkoon ci manifestation boo ci génne woon ndaw ñi am désespoir ñi yaakaaratul seen réew. ni ci nekk ay ndaw yi nekk chômeur ku nekk nga promettre ko benn salaire périodique boo xam bu nekkul mensuel nekk après les récoltes. pour 3 ou 4 mois ci àll bi mais loolu ay planification la. chaque jour moo wax ko fii muy ndak yu Macky Sall yi. muy domaine agricole communautaire. amul idée bu signalé noonu amul idée bu rafete noonu ci ndaw ñi mën a am liggéey. mais ñan ñoo koy piloté lu toll ci 50 000 hectares wala lu ko jige. am ndox ñu fay def pisciculture dafa def agriculture dafa def élevage dafa def aviculture nga dajale fa ay ndaw yoo xam ne mun nañoo toog ba après les récoltes wala après écoulement wu ginaar yi ak yu mel noonu nga soog leen a fay dafa leen ay contrat nga am financement boo xam ne ay milliards la mais loolu boo ko joxee golo bu am vision ci dëkkam bu bëgg dëkkam nag laa wax dina ko doxal. malheureusement bi ma fi gisee ndaw yi nekkoon ci dag yi ñu def ay manifestations parce que fayuñu leen ki leen jiite génn di wax di jéem a défendre da ngay sax rus ci Sénégal da ngay xam ñu noppee guñu pour décoller et pourtant dag yooyu solution la woon tey boo xam ne bu ñu ko valoriser woon lu bëri ci quantité bi ñuy soxla ci mboq wala basi wala ceeb wala bele mun nañ ko am à plus forte raison ISRA ñu ngi expérimenté léegi ay façon bele yoo xamante ne adopté wu ak suñu environnement mun nañ ko bay fii mais fu ñu koy valoriser bu ñu aménager benn suuf ñi nekk ci kanam teguñu bët lu dul suuf soosu ñoom dañu ko mën a récupérer pour moom ko donc utal ko ay këyit pour di ci seentu xaalis mais xalaatuñu bay mënu am ndaw yu toll nii Sénégal am suuf am ndox Lac de Guiers boole ci foo gase 30 mètres am ndox ba noppi di ndóol di dépendre ci lépp loo xamante ni bi dañ koy bay nga koy dépendre di ko importer loolu nag kilifa yi la neex xadi suñu état bi la neex ñoo dëgguwul ci démarche beneen bi ci des mooy mais nañu wàññi comme dund bi affaire bi metti na guerre Ukraine bi répercuté wu na ci réew yi mais ñoom nañu wàññi seen train de vie nañu daaneel ñaari institution ñu xool ba xam du feeñ ci dund gi au conseil collectivité territoriale bi luy njëriñam kon moo ko xam ci yéen ak beneen këf bi xaw a dend ak moom xaw ma nu mu tudd te ndam si yàlla sa jibolee ci ko jiite woon xaw ma nan territorial mu ngi fi de kenn daane lu ko de këf ki Idrissa Seck jiite nan la tudd mais ay milliards yi milliards liy coûté Sénégal nañu wàññi institution yi xool wàññi seen train de vie te boobu sax Idrissa Seck avant ñu koy jox waxoon na ni amul njëriñ c'est-à-dire loolu mooy gravité benn bu nekk li nga gàddu ci ay milliards yooyu doxee boole ci nag ñoom ci seen bopp seen ŋàbbin gouvernement bi dañu wàññi seen train de vie de l'État kon li tegu ci askan wi carburant bi ñuy wax nan mënut a bañ a yokk dund bi ñuy wax naan mënut a bañ a yokk ndax guerre Ukraine bi si mun naa bañ a yokk ñoom ñooy wàññi noos gi ñu noos ci kaw baadoole yi. xarit colonel ci lu gàtt rek maanaam mën nañu jël ci kaso yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñuy dem di béy lu ñu dajale ñoom ñu bay ko suñuy génn ñu jox leen xaalis boo xam ne daa ci génne loolu suñ ko defee loolu Sénégal fu nekk dina naw dañuy nawloo rek mais soo jëlee nit nga koy tëj kaso di ko dundal ba pare jéemoo ko dugal ci loo xam ne bés bu ko demee ba mën ko su génnee dootul agressé ti dootul defati yenn yi loolu daf cee baax mu ngoog Léopold ñu wax nag ci wooteeb wàllu waaye doomu Sénégal yu nekk fële ca Turquie ñoom la leen metti mooy takk der yi nekk ci réew moomu le dañuy faral di leen di teg loxo te am na ñett sax ci ñoom ñoo xamante ni génne nañu leen réew mi kon dañu leen rapatrier di fàttali ni ci atum 2017 la Turquie régularisé woon situation ñu toll ak junni doomu sénégalais ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñooñu leen ak seen titre de séjour ci bésu tey bi nga xamante ni moom la ñu nekk wala fan yi yëpp dafa jeex loolu moom moo indi jafe-jafe yooyu ñuy dund ñu ond ci ak non ko bagaye ko
ñeneen ñi nekk ci fabrique yi ñeneen ñi nekk ci cargo yi da ngay génn sa kër sax pour nga dem supermarché boo tasante policiers yi buñ la contrôlé yoroo kayit ñu yóbbu la bëri na ñu nekk ci prison yi nag instant bi moom molo ñaati nit ñoo fa nekk mais bëri na carte séjour yi nga xamante ne dañ la koy may ba pare nanguwaat ko dañ lay jox rendez-vous nga war a dem déposer sa kayit fay ba pare ñu bañ laa may fii ñu ci bëri amoon nañ kayit nga fay 2 ans ñu may la 1 an mu jeex ñu nanguwaat ñu séjour kayit yi Macky Sall moo ñu ko maye 1444 personnes la biñ ñu ko maye 77 personnes depuis 2017 léegi mu kale ñu demaat fa nag gis ambassadeur mu relancé waat ba mu amaat 600 et quelque man li ma si gën a jaaxal sax mooy ku ñu jox récépissé nga nekk si système bi ba pare ñu jàpp la te police moo leen woo ñu ñëw déposé ñu jox leen récépissé bi ba pare ñu contrôlé leen jàpp leen Sénégalais yi sonn nañ fi. Mansour ban jàngat nga am ci situation sénégalais yi li ñuy dund ca Turquie. na ci suñu kilifa yi def intervention. parce que Turquie soxla na doomi sénégalais fa nekk Sénégal aussi soxla na Turquie ci réew boo xam ne dafa nekk ci buntu développement. suñu ndaw yi commencé nañ ko xemmeem pour di fa voyager comme France ak yeneen dëkk yi ci des. parce que dafa am benn ouverture ci wàllu koom-koom ci wàllu yokkute. kon defe naa ne suñu kilifa yi nañu def ay jéego waxtaan ak ñoom ci protocole bu dina leen gën a yombal seen nekk foofee ci Turquie. même boo amul kayit aussi rapatriement bi xaw a woyof comme France ak Italie ni mu amee ay doomu Sénégal yi fiy dund xëy na te duñu am kayit mais am na lu bon lu leen di jàppandalal ñu nekk fa comme ni mu jaaroo te doo am benn problème. donc je pense loolu nag ci état lay dépendre pour mu def démarche boobu pour dimbalee doomu Sénégal yi nekk foofu xale yi nekk Turquie jàmbaar la ñu de. ñu ngi participer bu baax ci développement au Sénégal. maa ngi ci waxtaan ak benn économiste mu may wax transfert d'argent ak marchandise yi nga xam ni Sénégal yi nekk Turquie ñu ngi koy def ci wàllu coopération di indi fi ay matériels yi ñuy defaree Turquie ci wàllu habillement ci wàllu bois ay porte ak yu mel noonu ak wàllu porte yi am sécurité digitale yooyu noonu c'est-à-dire am na ouverture bu am solo te ndaw yi nekk foofu ñoom ñoo expérimenté ci seen ay relation ñëw bëgg koo tabax fii Sénégal donc état bi na jàpp ni du moom rek moo mën a bénéficier wu ci ñu tabax ay stade ak ay AIBD mais doomu réew mi itam mën nañu bénéficier wu ci coopération bi dox diggante Sénégal ak Turquie day fekk nag ñu boole wàlla leen ci gis nga Recep Erdogan saa buy ñëw Sénégal minimum dina ànd ak benn nombre boo xam ne ci ay hommes d'affaires kenn xamul nu mu toll. bu ñu ñëwee dañuy xool ay perspectives fépp fu ñu xam ne fenêtre mën na fa ubbeeku pour ñu implanter fa pour collaborer ak waa Sénégal ñoo leen di liggéeyal mais dañuy soxla ay Sénégalais en même temps à l'étranger ci ñoom ñu fay liggéey. donc loolu nag état bi faaw faciliter ko ay doomam pour seen nekkin Turquie mën a yomb. justement foofu Léopold ñenn ñi dañuy faral di ne Sénégal seen politique migratoire moom moo des. politique populiste. waaw bon peut-être que man dama jàpp ni suñu xoolee suñu diggante ak Turquie on a toujours eu de très bonnes relations. te soo gisee Turquie tamit mu basé wu ci Sénégal c'est parce que daf ci am intérêt. parce que aussi les grandes infrastructures yi ñuy tabax ñun ñii léeg-léeg Turquie yi ñooy ñëw boole si seen bopp léeg-léeg ñu jox leen ay yenn infrastructures yu ñu war a tabax. donc il y a de très bonnes relations. mais léegi li ci des mooy defe naa diggante président ak président la Macky Sall moo war a mun a waxtaan ak Erdogan. seet nu ñu mën a sénégalais yi ñu mun leen yaatal parce que ñooñu tamit ay jàmbaar lañu demuñu fa pour def ay toj wala leneen lu ñuy liggéey moo leen fa tax a dem su dul woon loolu bu fa amutoon kon duñ fa teg tànk kon damay jàpp ne rek relation léeg-léeg day dem mu taggatémbe bu taggatémbe tamit day laaj tamit chef d'état yi ñu gisee ñu mën a waxtaan xool nu ñuy def pour gën a mën a ñoŋal mbir yi maanaam relation yi diggante ñaari réew yi ak doomi réew yi Sénégal yi ñu bañ leen di leen bundu xatal parce que tamit on sait ne que en Europe tamit der bu ñuul daal la plupart du temps dañ lu ñu leen di bund xatal duñ ko def ñi nga xam ne ñoo di tubaab yi. mu ngoog Léopold ba tey sax ci wàllu wi réseau migration développement amaloon nañu ci bésu tey bi ab session d'échange daal di ci waxtaan ndaje boobule nag ñu ngi ko def ngir mën a taxawal ab plan stratégique national bu ñeel wàllu migration mu ngi amoon itam ci teewaayu ay député diaspora bi am na ay digle yoo xamante ne jël nañu ko jébbal ko autorités yi bu ko defee ñu gën a ñoŋal suñu politique migratoire ñu ond ci ak ki nga xamante ni moom moo fa teewaloon njawriñ bi ñu dénk wàllu biir réew muy Henri Gomis Cissé. ay jafe-jafe yu bëri la Sénégal di jànkonteel ngir atteindre objectif de développement durable suñ sukkandikoo ci rapport bu société civile à l'évaluation volontaire. dañ si génne jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ko si wàllu mise en œuvre objectif de développement durable yooyu nga xam ne Sénégal daf si tënku aux Nations Unies
jafe-jafe yi ñu si gën a gis mooy dañoo gis ne objectif yooyu moom lañ mooy référence politique yëpp actuellement politique bi ñuy def même PSE si objectif yooyu lañ ko aligné mais ñu gis ne population yi tax ñuy doxal politique yooyu xamuñu ko loolu nekk na contrainte. kuréel boobule jot nañu def ay recommandations. ci wàllu agriculture bi ñu ngi wax ne jafe-jafe am na pour engrais pour nit ñi